mon frère mon ami bi ñëw seet si daam ñu ngi lay remercier ci turu ñi ma àndal suma famille mes proches mes collaborateurs à les remercier di remercier également tes collaborateurs ñi nga àndal ñoo ñëpp ci ñoo xamante ni ñenn ñi aussi comme ni nga ko waxee c'est des visages qui me sont très familiers Sogui moo ñu yar mag la kooku kër Yelli Omar bi qui ont connu le parcours du combattant très difficile, qui ont fait preuve de fidélité, de sincérité et d'un engagement réel. ñi gëmutoon Amath ñëpp dem nañu mais ku ne xam ne ni tey seq naa ñoom relation yoo xamante ni nii bu doon opportunité pour opportunité ñoom ñëpp ba nañ. Je n'ai pas de poste à promouvoir, je n'ai pas d'argent à donner, mais j'ai des convictions. ci ku ci nekk ci ñoom ci conviction boobu laa lay dox te loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggate walaw kuntu a'lamul ghayba la akshartu min al khayr su ma xamoon lu nëbbu man yonent bi maay ëppale ci àdduna waaye pas-pas la jàngal nii kon sëñ Modou suma sëriñ la di sama xarit muy Tidiane may murit ma dëkk ci quartier boo xamante ni quartier Tidiane mais tey bu ma nekkee ci seen biir doo xamee ni Amath Tidiane la wala murit la moom mii bokk ne ci samay premier pas yu ma ko doxal donc il est important que me préciser de remercier également ma famille mes épouses mes enfants en tout cas ku fi ne nekk ak Amath ci position boo mënti toll maa ngi lay sant di la gërëm. Diourbel a toujours été une préoccupation pour moi parce que je ne suis pas investi d'une mission politique man Amath man politique taxuma jóg j'ai prêté serment pour être au service du malade man loolu laa waat sama serment waxul politique sama serment de ne jamais négliger le malade et sa dignité humaine loolu ma serment bi wax. kon j'ai toujours développé la théorie selon laquelle Diourbel bu tegoon ci loxo yu normal yu ma gëm man Amath du ma def politique. nag Diourbel dañ ko war a defar nous faisons partie du Sénégal nous sommes des citoyens Sénégal Diourbel dañ ko war a defar Diourbel doit bénéficier d'un cadre de vie loolu nag yow man yàlla mooy boole. ay dégg waaye tàccu leen loolu waaye. non man du ma wax lu ma gëmul man Amath d'ailleurs c'est un défaut chez moi bu fekkente ne bañ nga ma wax li ma bëgg li ma gëmul bu ma jox kàddu li ma gëm laay wax lu may xañ-xañ ma parce que yàlla dafa ne yonent bi sooy àndal ak fa koonu man saadi xëy na da nga ànd ak waayu dëgg wi dëgg sincérité al sidq mooy dëgg ak saadiqu mooy dëgg dëgg rek a woo kon je suis investi d'une mission de santé publique yàlla dogal foo masaana génn télé d'appréciation yoo xam ni man rek ko moom man pour convaincre ma yombul surtout du point de vue de la qualité intellectuelle loolu ñi ma xam ñëpp xam nañ ko je suis rigoureux exigeant par rapport au jugement de la qualité de l'individu man nit xam-xam damay jitteel boo gisee sama bëgg Sëñ Tuubaa bokk na ci loolu dafa ne nawir kitaabi bi jaayil muntaqa baabal uloomi wal falaax wal tuqaa Sëñ Tuubaa dafa ni dafa na nga def ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama téere bi muy buntu xam-xam man loolu laa gëm xam-xam bañ ko nomee nee naa Macky Sall ngi doog a nommé na ku voilà non dëgg laa wax du question faral ko je pense que quelqu'un l'a dit quand on le voit intervenir mais vraiment il symbolise par sa personnalité la maîtrise du sujet également aussi le reflet de l'image de l'individu parce que loolu da leen ci yàlla saxal maintenant dëkk bi man awma beneen yitte lu dul dëkk bi c'est la énième fois wax dëgg yàlla
mu jël yitteem soxlay boppam ak lépp les 2 fois yu ma seet si sama siège ordre la ma fekk la 2e fois bi muy ñëw àndut ak kenn xaritam la àndal man ñu ah yow mu ngoog ba ma lay laaj nga ne ma kër Cheikh nga dëkk kon li ma waxee dëgg ñu waxtaan lu sori mu am lu mu ma wax ma am lu ma ko wax looloo waral bi ngeen di ñëw ma ne ko nag faaw ñu am prolongement la ñu waxtaanoon ñu waxtaan parce que waxu ñun ñaar bon bokk leen bokk leen donc mon frère Diourbel si nous voulons relever le défi de la vie parce que notre défi là si nous voulons faire face aux difficultés de cette vie li ñu war dans un premier temps de développer une stratégie qui rassemble toutes les compétences et toutes les ressources humaines de la vie. Je n'ai pas de complexe de voir comme dame mère. man noonu la ma yàlla bindee su ma ko gisuloon ci moom bu toogee fii ma ni ko du sa cër du ma la wote kon nañu bokk liggéey ci ñetti principe lay ne wax naa ko sànq bi ñu toogee ma nee na ko suñ bëggee ñu ànd nous n'avons qu'à développer le paradigme du gagnant-gagnant paradigme du gagnant-gagnant moo gën paradigme du gagnant-perdant bu ñu doxee ci paradigme boobu rek yàlla dinañu dimbali loolu nag lu ñuy toog la togg ko liggéey ko nga xamante ni ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'orientation ah de rentrer en profondeur ci li nga xamante ni dinañu permettre li ñu bëgg matérialiser ñu matérialiser donc Amath merci wax naa la ko léegi bi ñu wéetee man maa la ameel sant maa la ameel ngërëm benn mooy ñi ma fekk fii ñëpp ku ci ne mun naa jaar ci sa tur soo leen kurélee nii woo ma fii sa kër loo xam ni waxtaane nañ ko waxtaane ko waat ah maa ngi lay sant bu baax parce que may nga ma occasion ma gisante ak ñoo xam ni xëy na gëj nañ gisante ñoo xam ne samay mbokk lañ samay mag lañ sumay rakk lañ mais ñu daje fii ci bés bu sell bii li ñu fi indi nag mooy ñu joxante loxo man ak yow ak ñi ñu àndal te njaareem rek tax ñi fi wax léegi jël kàddu docteur Amath damay wax ne su la neexoon li yëpp doo ci dugg su fekkoon sa bopp la ak sa njaboot ak say mbokk li yëpp doo ci dugg mais képp ku seq ak yow langue politique bi fii ci Diourbel xamal na la ñaar benn mooy sa constance ci li nga nekk li nga gëm muy guddi muy bëccëg muy taw muy noor muy nawet li nga gëm ngay wax dama fekk ko parce que ñoo bokk langue politique nga gëm ko gëm aussi que ne nit dafa war a am xam-xam te loolu nekk loo xam ne tey jamono jii ñu nekk nit dafa war a am xam-xam pour mën a jëriñ ay semblable donc ku la xam-xam la ci loolu ku la xam la sa bëgg njaareem parce que lii ngay def kii wax naa sama gars bi may ñëw ma ne tey soo nekkee président de l'ordre des pharmaciens tous les pharmaciens du Sénégal région bu nekk bëggoon na ko am ñun ñoo ko am dëgg la sa jot bariwul parce que yaa ngi Sénégal yaa ngi bitim réew yaa ngi toppatoo politique pharmaceutique du Sénégal mais lu mu gàtt saa ñu waxee nga ne ma ñaari fan Dakar la ci des njaareem tàcc leen loolu jàpp naa ne sa bëgg dëkk bi moo ko waral donc su jamono dee dox ba lii am tey ñu joxante loxo fas yéene ànd pour liggéey njaareem te yàlla rek tax ñu ngi sant yàlla bu baax wax alhamdulilah rabbil alamin parce que dama bokk ci ñi gëm que ne dëkk bi doomi njaareem ñoo koy defar dama bokk ci ñi gëm ñi nga xam ne nii dañuy jëriñ dëkk bi te seen yéene yëpp mooy defar dëkk bi ñoo war a boole seen xalaat ak seen xel te man gëm naa ne doomu njaareem foo ko mën a fekk muy fii muy bitim réew muy ndakaaru ku ne sa xel a ngi njaareem waaye lii indi yoon bi nag pour ñu mën a kuréel doomu njaareem yëpp mooy lii ñu def nii tey
parce que ku la xam-xam la ci ñàkk caaxaan man damay politique waaye du ma ci xaste du ma ci saaga du ma ci wax lu ma mënul du ma ci digg lu mënul gëm naa ne it ay nit dañoo war a ànd pour interdire kenn mënul dara kenn nit mënul dara su ma nekkee ministre de la république aussi man cundum ma taxaw fii ne dëgg fëgg sama dana dafay dëkk bi damay wax lu ma neex waxu politicien la dañuy war a waxante dëgg mooy ñu ànd doomu Njaaréem mi nga xam ne ñoo bokk ay valeur ñu ànd bokk valeur nag mooy ñun ñëpp xam nañ ne ku ci ne suñu borom am na lu mu la may ñu boole suñu xalaat boole suñu xel boole suñu doole loolu suñ ko defee xajul ci développement Njaaréem li des rek mooy lu mel nii ñu war a ànd yëkkateendoo dërandoo te mu nekk lu sincère loo xam ne ci xol li lañ ko tibbee te man loolu moo tax ay at may waxtaan ak yow pour ñu ànd ci li parce que xam naa loolu ci yow li ma wax rek suñu borom lu jot mu def sa nekk homme de principe homme de valeur moo tax tey fii ay homme de valeur ak ay femme de valeur ñoo fi toog nekk homme de principe homme de valeur moo tax xëy na ñu bëri xamuñu ko fi président Macky Sall bu mu wut réew mi sa kër la njëkk a dugg Njaaréem jóge fa ñëw seet si la waxtaan ak yow loolu nag sa nekk homme de valeur et de principe am loo représenté ci dëkk bi mooy kuy kilifa ci dëkk bi premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye ku ne ñëw seet si la pour ànd ak yow waaye taxul nga varié te ñooñu ñëpp taxul ñu jox la loo xam ne nii politiciens yi loolu la ñu wax lu ma ci am gisuma ci sama bopp au contraire yaay jël sa alal jël sa doole di ko ci def pour Diourbel donc kon su yàlla dogalee tey ma nekk ministre de la république ci baaxam suñu borom moo ko dogal parce que mënoon na nag keneen fii ci mbooloo mais suñu borom moo ko dogal li ma war mooy képp koo xam ni homme de valeur nga nekk ci dëkk bi ma tàllal loxo ci te yàlla rek tax te dëgg bi tax kon boog maa ngi lay sant bu baax di la biral fii ci sa kanamu mbooloo mi bu soobee yàlla ànd bi ñu ànd ñaan naa suñu borom teeluñu ko dans l'intérêt absolu de Diourbel te loolu moom jox naa la suma kàddu jox la suma xalaat jox la suma xel pour que ñu àndu nawle pour defar dëkk bi donc maa ngi lay sant bu baax a baax parce que li nga def nii nag ku am hauteur moo ko mun def parce que fi ñu jëm nii su la neexoon nga bersala nga comme ni parce que def nga say preuve soo décidé jox ma loxo ñu ànd ci loolu jàpp naa ne man desel too ma dara man maa la desel lépp yàlla ñu suñ borom kattanal suturaal ñu ba nga xam ni waa dëkk bi duñ ñu jëppi waa dëkk bi bu ñu jëppi waa àdduna bi duñ ñu jëppi en tout cas jox naa la suma kaddu jox la sama yéene pour que suñ borom jàppale ñu ci li ñu jëm mooy defar Njaaréem donc li dëkk bi nag li koy defar mooy lii rek man de loolu laa gëm fépp fu mu mas a nekk képp koo xam ne nii doomu Njaaréem nga mën cee def dara woo naa la jox la